ñeenti waxtu ci rajo Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi. gañu dàqe ñaari fonctionnaire ca ministère de la justice maître Assane Dioma Ndiaye ñiital Ligue sénégalaise des droits humains ni loola daal wàllu ko politique la ndax ñaar ñooñu amul dara loo xam ni def nañ ko lu war a mën a tax ñu dàq leen fa daa ngeen ko dégg ci biir xibaar gi. nguuru ko Macky Sall ak ba mu taxawee ñu gis ni ñuy faral di jëlee seen i bërëb di leen déññati gannaaw ay coow yoo xam ni jib na mi ngi bëgg a bari daañ si ànd ci fàttali ki ak Abdoulaye Diop. Khalifa Ababacar Sall yëkkati kàddoom yu njëkk ni ki tey ji muy xamle ni moom tey lay wéy di gën a yëngutu ci wàllu ko xeex bi ci wàllu ko politique waaye nee na ca ku jëga lay wéy di fare. coowal suuf ba moytuwul dina am ca fa nga xam ni rek moom moo di ca Malicounda ndax ñii di baykat ya ak càmmkat ya ñoo ngay ñaawlu sax-saxeex ga ñuy sax-saxee lii di suuf sa ñuy sàkku sax ci njiitu réew mi mu gàntal projet de déclassification ba nga xam ni moom la maire bu Sandiara bëgg ci forêt bu Balougou. maire bu Parcelles Assainies ay ndaw ñoo xam ne nii dañuy yëngutu ci wàllug tàggat daal di koy jiiñ ak détournement daa ngeen si dégg leeral yeeg ndongo ka waaye Moussa Sy jokkoo nañu moom nee na mbir moomu amu ca lu muy wax tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior la ca gën a fës di Sadio Mané mi bokk ci fanweeri joueur yi gën a xarañ ci àdduna bi tey xëccoo lii di Ballon d'Or France Foot buñ ca paree tour du web ak Omar Mbow bonne santé en classe ak Alaaji Njogu Jéen gan gi di nekk maître Assane Dioma Ndiaye bu Ligue sénégalaise des droits humains dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Ndati Diop. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi dañuy dem ba ca Mbour foofa ñi nga xam ni ñoom ñoo di càmmkat yeeg baykat yi nekk ci commune bu Malicounda ak ca Nguéniène di ñaawlu saax-saaxee ga ñuy saax-saaxee lii di suuf sa rawatina forêt classée bu Balougou ñoom nee nañu maire bu Sandiara lañ ca joxañ baaraam nee nañ dafa am fukki hectare rek ca forêt boobu waaye ci jamono ji daal jébbal na ay permis lu toll ci junni ak ñaari téeméer fukk ak juróom benn hectare ay étranger ñu ni waa Malicounda ak waa Nguéniène bëgg njiitu réew mi projet déclassification ba nga xam ni moom la maire ba yor mu daal di koy gàntal ñu dem ba Mbour fekki fa Abdourahmane Diallo. ay sàmm ak ay béykat yu dëkkee ci commune Malicounda ak Nguéniène dañuy bañ ku caxat-caxatee àllu Balougou bi Gallo Dia mooy président sàmmkat département Mbour bi. dégg naa nag dafa am ay population yi ñoo ko soxla ñoo ko nii suñu ko soxlee nañu nu wax ñun kay suñu ko soxlee wax du am kene kana golo yi xam nekkuñu fii di kaas droit ñun nit ñi sàmm ak béykat rek ñooy kaas fii droit ñoo nekk ci àll bi bu ñu nekk ci àll bi mu métti ñu dem ba mu neex nag léegi kon ne ku ne jaagar mu ne nañu ko jaay Touba. ñi dëkkee ci bërëb boobu nag di joxoñ baaramu tuuma meeru Sandiara di Serigne Gueye Diop di xamle ni ci àll boobu pàcc bu ndaw rek la ci am teewul mu bëgg leen jaay doole. Serigne Gueye Diop ngar dajjana fii suuf yu bari man munuma ko lim meeru Sandiara la nee nañu nag moom li mu matta day dagga waaye bii de barke Seydina Mohamed du dagga kaw ma maire de lañu man kamatuma nu ñu tudd dégg nga sonal nañu mbéj nag borom moo koy fajal boppam mbéjum kanam. sàmmkat yooyu ak béykat yi di wax njiitu réew mi Macky Sall na ci taxaw. Macky Sall su ko déggee na mu xam li may wax lu am la amul neekal amul raay amul dara ku nar a béy fii moom mbul indi sa ndar muri indil militaire yi soldat yi ñu rey ba ñu doyal nga béy. ñi dëkkee ci commune Malicounda ak Nguéniène di xamle ni coow li bañuñu ci dara ndax ñoom nag duñu seetaan kenn di yàq àllu Balougou boobu. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ci wàllu woowu maire bu Sandiara ak kii di adjoint man ci joxoñ baaraam Abdourahmane jëm na jokkook ñoom waaye nee nañ téléphone ba day sonné rek kenn wuyuwul beneen maire boo xam ne ni dañ ko joxoñ baaraam moom ak directeur de cabinet moom mooy maire bu Parcelles Assainies ak ka nga xam ni moom mooy directeur de cabinet ñu dénk ko timit mu yor lépp lu jëm ci wàllu tàggat ga ca commune ba nee nañu daal dañuy dund ci kaw ay ndongo yoo xam ne nii dañuy ut bourse ngir jàng mu kawe nee nañu daal comporte nañ ca lu toll ci ñaari téeméeri million ci suñu koppar collectif bi nga xam ne moom mooy sàmm ak yelleefu Parcelles Assainies moom moo leen joxañ baaraam ñu ni loolu ca programme bi nga xam ni ca la ñuy jaar di bourse en partenariat avec des institutions ca la ñuy jaar di encaisser ay koppar ci frais inscription di ko def ci seen i jibo ndongo ka
ñii di collectif bi taxaw nag ngir saytu ak a aar lépp luy intérêt yi Parcelles Assainies nag ni lu mësta xew bu xewee nag faaw ñu wax ko ñoom waa SEDIPA di joxor bi baaraamu tuuma kii di maire bu Parcelles Assainies ak directeur de cabinet am ni dañu leen a jàpp ci lu leer ñuy luubal ci bourse d'études yi ñu jox étudiants yi jëm ci école de formation privée yi Mamadou Gueye di vice président bu commission finance ca maire bu Parcelles Assainies. xam nga ñun dañuy maye ay bourse donc bourse yi dem na ba am doole donc ñoom ci seen journal sax bi ñu génne en 2017 bourse yi ñu joxe rek ça fait 40 000 bourses ndekete ñoom dañ ko doon taxé bourse bu ne 5 000 francs tey boo defee calcul bu ndaw rek dafay lay jox lu gaaw 200 millions te loolu moo gën a ndaw parce que étudiant bu dem am na ristourne bu ci am 10 000 francs te loolu conseil municipal ma suñu délibéré lu koy jox autorisation mu teg structure bu mel noonu ci mairie bi directeur de cabinet maire moom moo créé OPEF maire bi jox ko benn marché muy bourse yi Théodore Equala moom moo ko créé siège bi mu def ko këram muy villa 633 HLM Grand Médine compte bancaire bi moom mooy titulaire bi muy compte chèque boo xam ne du baare mais moom da koy utiliser nu mu ko neex. ñoom waa collectif bi nag ni duñu toog rek banque seeni baaraam ndaxte fas yéeneetu ñoo may Moussa Sy muy luubal di dund ci kaw askanu Parcelles Assainies. sunu wareef dinañ ko def structure de contrôle yëpp dinañ leen saisir OFNAC Cour des comptes dinañ saisir aussi directement le président de la République dafa am conflit d'intérêt bu manifeste am li ñu naan délit d'initié mais aussi association de malfaiteurs. ba tey bi le collectif nag taxaw ngir saytu intérêt yi waa Parcelles Assainies ni xeex bi da koy wëyal ba ca cappaandaw la ndongo ka Parcelles Assainies RFM. ndongo ka kii di Moussa Sy maire bu Parcelles Assainies Seydou Nourou Ba jokkoon ak moom sànq nee na wax ju mel noonu moom du ca yëkkati ay kàddu juróom benn simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. xibaar jëpp tey ñu daal di tekk ndombo tànkuk ki nga xam ni moom moo di Moustapha Ka nekkoon directeur des droits humains ca ministère de la justice ak ki nga xam ne rek moom moo di directeur de cabinet bu secrétaire d'état bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu Sénégal yi nekk ca biti réew di Samba Ndiaye Seck loolu nag maître Assane Dioma Ndiaye njiital Ligue sénégalaise des droits humains daal di koy ñaawlu ni biir mi wàllu politique la rek. ndax ñoom kàddu ya ñu yëkkati ca fële nga xam ni moom moo di ca Genève ca kanamu ko comité des Nations Unies pour les droits humains dafa nekk loo xam ne nii dañoo yëkkati kàddu rek yoo xam ni Sénégal moom moo ko biral ci ab rapport dañ koy déglu moom maître Assane Dioma Ndiaye ci téléphone beeg Seydou Nourou Ba. ki ñuy tudde Moustapha Ka buy wax danaan comme ni ko rapport bi waxee Sénégal nee na tegagum na jéego nangam jëlagum na décret de grâce. kon ndax mbir mi xawul doy waar parce que ñoom daanaka lu ñu jàng yëpp ci rapport bi la nekk kon pourquoi ñu leen fay jëlee. mais loolu moo tax ma ne lii day doon loo xam ne du doy waar loo xam ne mun nañ ko méngale sax ak li ñuy wax injustice wala persécution boo xam ne parce que ki nga xam ne danaan rapport bi du wax ci boppam day yor rapport ñu koy poser ay question ci rapport parce que Sénégal balaa ñu koy poser question day présenter rapport ñu laaj ko yan jumtukaay nga jëlagum pour méngale sa jëfin ak li comité bi waxoon nga ne defagum naa nangam li des nag ci diw la des moo war a ñëw wane ne am na préjudice nangam du Sénégal moo ko koy defal bu révision procès bi Cour suprême am na disposition yu mu prévoir mais fonctionnaire bi wax loolu mais wàccul yoon li mu wax d'abord dafa rappeler état suñu législation ñaareel bi mu wax aussi li nga xam ne Sénégal def na ko te loolu buñ ko defee parce que Sénégal mi delluwaat ci comité bi moo nangu woon décision comité bi parce que buñ la nee jox nañ la délai nangam pour nga def nangam boo d'accordul da nga naan comité ba du ma fa taxaw parce que ñoom man dama am souveraineté yow reconnaître ma comité boobu mais munoo def loolu ba pare say ndaw dem toogal leen nga di leen toroxal de cette manière mel ni ñii dañoo demoon duñu tekkiwuñ dara duñu ay hauts fonctionnaires. mu nekkoon maître Assane Dioma Ndiaye daa ngeen ko mën a dégg ci ne mu gën a yaatoo ndax mooy nekk suñu ngan ci njeexitaluk xibaar bi ñu fàttali ko kon kii di Moustapha Ka nekkoon directeur des droits humains ak ki nga xam ni moom moo di Samba Ndiaye Seck dañoo tekki seen ndombo tànk ñu fàttali ni ñoom ñoo demoon ca Genève toogal fa réewum Sénégal ci bi mu doon jébbal rapport am ci kanamu comité des Nations Unies bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleef kon tey le ministère de la justice ci ab communiqué daal di biral nii tekki nañu seen ndombo tànk gannaaw bañ leen dégloo ba pare keneen koo xam ne nii tekki nañ ndombo tànk moom moo di directeur général des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba moom nag kàddu yu mu yëkkati woon ci RFM ni ki démb rek doon addu jëmle ci wàllu ko ñetteelu ko mandat bu njiitu réew mi moom moo ko yóbbee lu ni mel moom tamit tey jii la ñuy tekki ndombo tànkam Abdou Mbow di kenn ku nekk ci parti bi di APR indi na ci ay jàngat mu ni wàlluk nomination que tab njiitu réew mi moom moo ko yittewoo
waaye tamit mbir mi dañoo war a yittewoo liggéey Sénégal waaye waxi kasaw-kasaw ak waxu politicien dañ ko war a tege ca beneen wàll dañ koy déglu moom Abdou Mbow. limoges nit dafa am foo xamante ni fa lay jaar surtout soo nekkee fonctionnaire bi nekk affaires étrangères ñi may déglu xam nañ bu baax li may wax donc monsieur Sori Kaba wàllu li mu wax ay waxu 3e mandat ak yeneen président Macky Sall dafa dajale ñëpp wax leen benn wax bu leer ne leen tey jii bu ñu faloog léegi matagul juróomi weer wala juróom-ñaari weer ci la yem mais tey jii bu ñu fi nekkee naan ay kii koy remplacer 2e mandat 3e ak 4e je pense que loolu sénégalais yi xaaruñu ci ñun ci loolu sénégalais yi xam nga ci lan la ñuy xaar transformation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko def ci Sénégal diggante 2012 ak léegi nan la ñuy def ba loolu ñu gën koo ñoŋal ba sénégalais yi képp koo xamante ne nii yaa ngi dégg wala nga gis président Macky Sall ni muy transformé xar kanamu Sénégal nga mën ci gis sa bopp waxi politicienne munu koo muur wala munul fexe quand même nga ñëw ci loo xamante ni ëllëgu sénégalais yi ci boppam da nga koy mettre en jeu. mu nekkoon Abdou Mbow waaye ci nguurug Sénégal seetlu gi moom mooy du guleet ñuy dégg naan dàq nañu nit gannaaw ba mu yëkkatee kàddoom ci wàllug actualité wàllug Sori Kaba Moustapha Ka wala Samba Ndiaye Seck nekk ci lenn rek waaye am na yeneen yu ko jiitu Abdoulaye Diop. bi lépp altine njiitu réew mi daa jël ndogal génne yat bi Samba Ndiaye Ka ak Moustapha Seck ñu jëlee leen ci seenu poste li leen yóbbu mooy ka Karim Wade ci comité mbootaay xeet yi xeex ak yelleefu doomu aadama ñaari fonctionnaires yi dañoo xamle woon engagement pour nguur gi daal di réhabilité kii di Karim Meïssa Wade Sori Kaba nekk léegi ki fi nekkoon directeur général bu sénégalais extérieur moom it rëccul ci mbir mi benn yoon ginnaaw génn bu mu amoon ci rajo Futurs Médias jëm ci coowal ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall bi lépp liste nag xaajul bay jeex ndax su ngeen fàttalikoo ci weeru juin 2019 ki yoroon jokkoo gi ca présidence de la république di El Hadji Amadou Kassé moom it jële woon nañu ko ca postam ginnaaw déclaration bi mu amoon ci coowal Petrotim tañ ci loon tudd rakki président bi di Aliou Sall mu amaloon bi lépp kàddu nag ci plateau benn télé féete ca bitim réew beneenu personnalité bu nguur gi bi ay kàddoom daa di yóbbu di Abdoulaye Ndour nekkoon DAGE bu présidence de la république moomee la mu def rek moo du défendre engagement militaire yi dugg ci biir politique beneenu dàkk bu indi woon coow ci nguurub Macky Sall nekk ki yoroon wàllum énergie di Thierno Alassane Sall moom mi lee dafa bañoon xaatim ñaari contrat yu doxoon diggante Sénégal ak groupe Total entreprise française bi doon dugg ci exploitation pétrole bi ci wetu groupe bi di Cosmos ak lum ci mën a doon ay laaj yu bëri mi ngi ci xelub sénégalais yi ginnaaw dàkkub ñaari fonctionnaire yu ministère bi ñu dénk wàllum yoon rawatina bu Sori Kaba loolee waral ñenn ñi di wax ni muy ci gouvernement bi ci APR wala ci coalition Benno Bokk Yaakaar la fa am mooy li olof di wax waxtaan na neex boroom kër gi. Abdoulaye Diop des ci wàllug politique ak lu soxal Khalifa Ababacar Sall ñaari at ak genn wàll gannaaw ba mu nekkee ci kaso bi ba génn ci grâce présidentielle boo xam ne ni njiitu réew mi moom moo ko may tey ji jàkkaarloo na ak ay ñoñam yu taxawuk Ndakaaru moom nag gën na leen ñaax gannaaw ba mu rafetloo la nga xam ne rek moom moo di la mu nekkoon ca kaso ba ak nam fa dundee ab lam ko may ci wàllug expérience waaye tamit daal di xam ne ni xeex bi daf koy wéyal waaye moom loolu yëpp mu ngi koy wéyale ci biir kujje gi Jo Maroon mbooloo bu ko woyal bu muy egsi ci salle bi Khalifa Ababacar Sall ak ñi nga xam ñoom ñoo ko jege lool di safonte gannaaw lu weesu ñaari at yoo xam ne gisu leen Khalifa Ababacar Sall ne jaar-jaaram ca kaso ba Rëbës ci suñu gannaaw la ne. yàlla ku mu teg nattu rek moo xam lu tax mu teg la ko soo ci tiré leçon yi di nga ci mën jëriñoo lu bari tiré leçon yooyu nag moo ñu amal solo ñun duñ fi nekk di mere Masamba di mere Mademba loolu weesu na depuis le 29 c'est fini. waaye nag am na ay xalaat bu baax a baax ci jamono ji jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom la nekkoon ca kaso ba ak ñi nga xamante ne ñooy garde pénitentiaire yi. xam mébét yaakaar di engagé état bi bis bu ko mënul bis bu ñëwee ñun ñu def ko. statut bi nga xam ne moom la agence service pénitentiaire yi di xaar lu urgent la mais seen statut boobu yàkkamti nañ ko. Khalifa Ababacar Sall ne socialiste la nekk ci kujje politique bi mu fësal ne xeex bi dina ko wéyal ngir askan wi nekk ci anam yu baax. defar suñu réew ci fànn boo xam ne sénégalaise bu nekk di nga gis sa bopp defar réew moo xam ne comme ni ko assise nationale yi nga xam ne mooy suñu base gis-gis ak stratégie ak orientation tëgëra dafa jël sénégalais bi rek nit ki rek doomu aadama rek def ko muy finalité ou
politique am chaque sénégalaise et chaque sénégalais yaay mënal di matal di mottali di defal sa bopp kenn bañ a toppati ci kenn di lappe ka yaakaar ak ñaan nañu yeewi nit ñi. ki fi nekkoon maire bu Ndakaaru moo am xalaat ne war nañu taxawal benn pacte républicain boo xam ne dina tax ñuy séparer pouvoir yi yoon moom boppam droit de l'homme ñu mën ko respecter ak ñu leeral ni ñu yore alal bi nga xamante ne réew mee ko moom. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Ndati Diop. naka la ñuy doxale wàllum ndox mi ci wàllu woowu Sénégal lëkkaloo ak Palestine ngir xool ci ab ànd boo xam ne ni ku ci nekk dana te gis ca boppam ñu lëkkaloo ak waa OMVS loola ngir xool ay expérience ak yoon yoo xam ne nii buñ ca jaaree dinañ gën a ñoŋal lu ni mel aw waxtaanu ko juróomu fan amale ci ay visite de terrain tamit bokk na ci ni ki tey lañ ci doon waxtaan ci ab wërngalu ko waxtaan Papa Balla Gueye. lëkkaloo goo xamante ne daanaka ku ci nekk da ciy daal di gagné loolee doon na fexe moo xamante ne Palestine ak Sénégal moom la ñu daal di sumb ngir fexe gën a yaxanal ndox mi nga xam ne moom la ñu am ci biir réew mi ambassadeur bu Palestine nekk fii ci biir Sénégal di Sawfat Ibrahim moom nag mu jàpp ne day doon lëkkaloo goo xamante ne ku ci nekk xam-xamam lay daal di indi ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ko seq te gën caa fës Sénégal. Nous avons des points en commun avec le Sénégal. am na mbir yu ñu ndróoleeg Sénégal jëm ci wàllum topographie wala bokk ci wàllum ndox moo tax nag ñu amal na ndaje boobu ak ay techniciens ay ingénieur ay kilifa ci wàllum ndox ak assainissement xam-xam bi nga xamante ne ñun am nañ ko waa Palestine ci wàllu wi ñu bëgg nag mu nekk loo xamante ne dina gën a baax ba ñaar yooyu yëpp gis ci seen bopp. bénéfiques les uns aux autres dans le deux sens. moom mi nekk coordonnateur cellule OMVS ak OMVG ci ministère de l'eau et de l'assainissement Youssoufa Camara nag jàpp ne daanaka lépp li nga xamante ne moo leen gën a soxal bokk na ci anam yi ñu yaxana leen ndox mi nga xam ne jamono ji léeg-léeg dafay manqué gannaaw ba nga xamante ne askan wi day gën a yokk. donc am nañu ay jafe-jafe donc comme ñun fii Sénégal tamit am na zone yoo xam ne en particulier tam ndox bi bariwul donc day am nañu ay jafe-jafe donc yaakaar nañu bu ñu dajee ku nekk da nga mën a expliquer sa morom yoon sa morom li nga xam ne mën nga ko si loo xam ne dinañu may ku nekk am si loo xam ne daal di nga ko xam loo xam ne dina la jëmale kanam. donte nag OMVS def na ay jéego ci politique am gi nga xam ne def na ko ci mbay mi waaye tam taxawal ab barrage ngir daal di moytu xorom bu bari bi ci ndox mi docteur Mamadou Diaby nag moom mi nekk secrétaire général bu OMVS muy xamle ne jafe-jafe ci wàllum koom-koom doon na loo xamante ne tax na seen liggéey di xaw a tagga témbe. La première difficulté c'est la question de la ressource financière. Nous initions beaucoup. jafe-jafe bu njëkk mu ngi jëm ci wàllum koppar am nañu ay projet yu bëri waaye nag wàllum xaalis bi moom mooy nekk lu koy gàllankoor lu jëm nag ci leneen li ak nit ñu xarañ ñi moo tax nag daañu fexe daal ba jëm cee génn. La sensibilisation et cetera nous arrivons quand même à surmonter les autres. daje ngir daal di mën a xam lan moo gën ci ñoom waaye tam fexe daal di xam naka la ñuy yaxanalee ndox mi loolee nag tax na Palestine daal di indi lu tolloog fukk ci ay techniciens yoo xamante ne dañoo fas yéene liggéey ak yu Sénégal yi gannaaw seen tukkib nemmeeku gi ñu fi amal. dem ba ca Casamance fexe ba naka la ñuy fexe ba boobu diwaan gën a taaru rawatina ci wàllu ko koom di aw waxtaan woo xam ne nii sumb nañ ko ca Sédhiou loolu nag ci njàppandalu ko ñii di waa agence sénégalaise de promotion touristique ab atelier di ab lël boo xam ne ni dañ cay waxtaan jaarale ci waxtaane lépp lu jëm ci wàllu marketing territorial ngir fexe ba taxawal ay yoon yoo xam ne nii Casamance dina gën di taaru Max Euclide Kamfani. ab tëralin bu yaax la boora indi la ngënal te yombal jaay Casamance su fekkente ne acteurs yépp taxaw nañu ci marketing territorial boobee Mamadou Lamine Sora secrétaire exécutif entente interdépartementale Ziguinchor. Casamance ci boppam dafay jaay boppam quoi mais loolu la ñu nekk il faut ñu organiser ko yàlla def ko tourisme aussi dafa am doole ASPT di yëngu ci loolu ñu ñëw bokk ak ñun pour yóbbu loolu yépp pour Casamance fu mu taxaw daal seen produit mun a dem comme ni ñu ko bëgg donc loolu la ñu nekk di liggéey ci démarche bi d'attractivité parce que territoire bi boo leen ko animé bu baax dafay attirer nit ñi. ab taxawaay ngir jaay Casamance ci lu gaaw bu yemul rekk ci wàllum touriste waaye dina laal lu jëm ci mbéy mi lu jëm it ci aada cosaan ak yeneen Oumou Dia directrice développement offre touristique. du rek mbirum tourisme Sédhiou dafa am lu mu mun ci agriculture moo nekk première région buy produire anacarde deuxième buy produire banane donc force yëpp culturelle agriculture tourisme
tourisme yooyu yëpp boo ko boolee destination bu doy waar ngay am territoire bu nekk lu mu am lu baax non seulement nga liggéey ko ba mu gën a baax mais nga fësal ko. ci noonu sax adjoint gouverneur bi yore lépp lu jëm ci développement Modou Dieng di xamal ni walañ ci boole it tourisme religieux suñu xoolee diwaan bi nu mu bindoo ci mbir moomu. wax nañu xool tourisme religieux bi dañ koy jéem a intégrer pour que au-delà de l'aspect touristique balnéaire et autres le tourisme religieux nekk fii nii parce que ñun boo xoolee Sédhiou am nañ ay foyers religieux yu bari yu fi nekk donc opportunité la su ñun pour ñu mën kaa exploiter pour que région Sédhiou mën a accueillir ay touristes yu bari. taxawaay bi nag dafa jëm ci gën a sukkali Casamance ci lépp lu war a laale lu jëm ci koom-koom Sédhiou Max Euclide Kamfani RFM. jaajëf Max foofa sa Sédhiou Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. RFM Sport. tàggat yaram dañ koy doore ak ci lu jëm ci Ballon d'Or France Foot ca liste nominé ya ñaari doomi Sénégal nga ca. kenn ki xam ngeen ko xaaroon ngeen ko moo di attaquant bu Liverpool Sadio Mané ka ca topp di Kalidou Koulibaly may défense su fële ca Naples ñoom nag du yomb ci ñoom ndax su weesoo ñaari sénégalais yooyu am na yeneen yoo xam ne ay joueur la ñu nekk ca Europe. ñu leen di gis wayu bés bu nekk ñuy jommal àdduna Lionel Messi Cristiano Ronaldo ca la ñu bokk Virgil van Dijk naka noonu Alisson Becker waaye itam jàppaleen ni am na juróomi africain yoo xam ne ñu ngi ci boobulee liste su weesoo ñaari sénégalais yi di Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly yi dañ ca fekk Mohamed Salah Riyad Mahrez ak Pierre-Emerick Aubameyang waaye nag liste boobule doomu Maroc bi xarañ lool pied gauche ba baax lool di Ziyech ma nekk ca Ajax bokkul ci boobule liste keneen koo xam ne doon nañ ko xaar bokku ca daanaka sax ndax moom moo jëloon yëf ya ca daaw moo di Luka Modric moom mujj caa bokk Liverpool nag moo ci ëpp ay joueur ndax booy xool lim ci am ci ay limu joueur yegg na ba ci juróom-benn su weesoo Sadio Mané ak Mohamed Salah Alisson Becker Wijnaldum Firmino ak ki ñëpp xamoon ne dina ci bokk it di Virgil van Dijk muy juróom-benn kon ñoom ñëpp nekk ñoo xam ne dañoo gagné Ligue européenne des champions daaw am na nag ñeent français yoo xam ne ñoom ñoo ci nekk Karim Benzema Mbappé Lloris ak Antoine Griezmann la ca xaw a jaaxal ñëpp bett ñëpp ndate moo di. liste ba fanweer ya amu ci kenn koo xam ne doomu Espagne la loolee nag gëj naa am ci atum 1993 ba léegi waaye nag am na keneen koo xam ne itam gisuñu ko ci boobule liste di Neymar Ligue 1 bu France ñaari joueur rek ñoom ñoo ci bokk ci boobule liste te itam ñoom waa PSG lañu ci sa équipe ba lañu bokk di Marquinhos ak Mbappé Premier League nag li ñu seetlu moo di moo ci ëppale ay joueur mooy ñay football foofee ci Angleterre fukk lañu ak juróom-benn ñoom nag di firndeel rek ne Angleterre ba léegi moom mooy championnat bi gën a rëy ca foofee ca Europe. ñu wax lu soxal Ballon d'Or ba ca France Foot. Sadio Mané ndax mën na nekk concurrent bu am solo. lii waral ñu posé boobu la question moo di ndax dafa am ñenn ñoo xam ne daanaka at mu nekk dañ leen di gis ca kaw bokk na ci Lionel Messi ak ki nga xam ne moo di Cristiano Ronaldo ndax doomu Sénégal bi dina mën a wàccee ñooñu ca podium ba ñuy faral di nekk te itam ñu sóoraale ni Van Dijk ku ñu war a bàyyee xel la ndax saison bu am solo boo xam ne def na ko ak Liverpool lii Sadio Mané gagné yëpp gagné na ko ba mu des bii yu bari yi mu dugal Liverpool kon attaquant bi ñu ngi koy xaar waaye nag moom am na lenn loo xam ne mën na koo teg ca taabal ja ngir gagné boobule Ballon d'Or Mamadou Diagne. gannaaw ba ñëpp jàppee ni mën na nekk Ballon d'Or africain kii di Sadio Mané daal dinay bokk ci fanweer yi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñu nekk Ballon d'Or France Football 2019 jouru Sénégal bilee tànn bi ñu ko tànn li ko waral mooy performance yi nga xam ne jot na kaa amal ndax moom milee ak clubam bi di Liverpool daal nañuy jël deuxième ci Premier League bii ñu génn moom mi la sax mbokkoon na ci meilleur buteur championnat yi ak ñaar fukki bi ak ñaar yoo xam ne jot na kaa amal moom mi sax daal dinay jël li nga xam ne mooy Ligue des champions ak clubam bi di Liverpool daal di ànd ak Sénégal fee nga xam ne mooy si Coupe d'Afrique des Nations ba daal di nekk vice champion bi moom mile di Sadio Mané dana ànd ak si jongante bi ñii nga xam ne juróomi yoon ngi ñuy jël Ballon d'Or bi ku si mel ne kii di Cristiano Ronaldo ak argentin bii di Lionel Messi wala sax ki nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk club di Virgil van Dijk waaye ki nga xam ne mooy Sadio Mané mën na am yaakaar gannaaw ba ñu gisee Lionel Messi ni mu dooree championnat bi jaarul si yoon ak ay blessures yoo xam ne daal na koy amal ak équipe nationale bi nga xam
ni mën nañu jàpp ne amu fa benn njariñ moom mi nga xam ne moo jël Ligue des champions bi passé kii di Sadio Mané nar na am avantage boobu ci kanamu Cristiano Ronaldo mi nga xam ni dañuy éliminer clubam bii di Juventus ci quart de finale yi donte le sax moom mii di Cristiano Ronaldo mi ngi continuer di battre record yi doomu Bambali bile kenn kese moo ko nar a jaaxal ci jongante bii mooy défenseur central bu Liverpool di Virgil van Dijk moom mi nga xam ne comme Sadio Mané daan nay gagné lii nga xam ne mooy Ligue des champions yi ci kaw loolu mu teg ci nekk meilleur joueur UEFA 2019 nekk tamit meilleur joueur championnat Angleterre bu 2019 moom mi nga xam ne jot naa bokk ci 11 meilleurs joueurs FIFA yi 11 meilleurs joueurs yoo xam ne kii di Sadio Mané kenn gisu ko ci ak lépp lu ci mënti am ki nga xam ne moo nar a gagné Ballon d'Or 2019 bi daañu ko xam ngoonu 2 décembre bii ñu jublu Mamadou Diagne fi ci Richard Toll ngir rajo Futur Média. ñu noonu wax na ko moom Mamadou Diagne kon 2 décembre la ñuy xam ndax Sadio lay doonam keneen lay doon. moom doomu Bambali bi kon ñu war koo jàppale bu baax a baax. jàppale googee nag mu ngi war a tàmbali ci njiitu réew mi loolee Habib Sy moom moo ko xamle ci ni nga xam ne itam mu ngi rafetlu taxawaay bi nga xam ne ñaari internationaux yu Sénégal di Diomansy Kamara ak Habib Beye am nañu boobule taxawaay moo tax sax mu ne njiitu réew mi war na caa jàpp ngir daal di sargal ñooñee nga xam ne ñu ngi jàppale bu baax a baax Sadio Mané ñu déglu ko moom ancien ministre d'État Habib Sy ci téléphone beeg Abdoulaye Cissé. waaw xam nga temps yi damay xool télévision tubaab yi ma am sama xol sedd lool ci ñi nga xam ne moom laa gisee kii di Habib Beye ak Diomansy Kamara ñi di ko taxawoo Sadio Mané mais loolu nga xam ne ñoom lañuy te niñ koy defee dañuy wan ne tubaab yi ëppalewu leen ñu dara ma ne waaw comme ñoom ñi ngi nekk fii di reyante suba ak ngoon ci télévision yi rajo yi fu nekk ñu dugg te li ñuy def defaluñ ko seen bopp réew mi lañ koy defal te loolu ñu ngi soog a am ci suñu réew wax dëgg yàlla Habib Beye ak Diomansy Kamara gàcce ngaanama war nañ leen a jàppale bu baax alors ma ne ñooñu nag waruñ leen a bàyyi noonu rek kii nga xam ne mooy chef de l'État war na jóg dugal ci loxoom loolu daal moo tax ma def appel boobu yaakaar ne quand même nit ñi dañ ko dégg parce que dama ne woon sax ku nekk ci sa page Facebook na nga ci bind yaa ngi jàppale Habib Beye ak Diomansy Kamara taxawaay boo xam ne ñu bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal Sénégal. mu nekkoon kon Habib Sy ancien ministre. dañuy wax lu soxal Ligue des champions ëllëg la ñuy dooraat ñaareelu bëccëg gi. ak sa match bi nga xam ne moo lay xaar ëllëg yow ak waa Paris Saint-Germain ngeen war a jël roplaan ba dem ca Belgique fekk ji waa Bruges ñi nga xam ne Crépin Diatta ak Mbaye Diagne foofee la ñu nekk su avion Paris boobee di dem nag dina fa bàyyi Idrissa Gana Gueye mi nga xam ne dafa amee gaañu naka noonu Neymar mi nga xam ne moom tamit gaañu moo ko tëral. muy jongante boo xam ne ñu ngi koy xaar 19h ëllëg Galatasaray ci même groupe A bi ba léegi dafay dalal waa Real Madrid Tottenham Étoile Rouge Belgrade lay doon 19h Olympiakos ak Bayern mooy ci groupe B bi ci groupe C bi Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb lay doon Manchester City Atalanta ci groupe D bi Atlético Madrid Bayer Leverkusen su 16h40 16h55 jotee Juventus Lokomotiv Moscou 19h lay doon. wala bokk ci ñetteelu bëccëg gi ñaar laa wax sànq. waaye ñetteelu bëccëg bi la dañuy dem ba ca biti réew ak yenn ci ay match yoo xam ni football nañ ko tey jii. tey jii rawatina ca Angleterre tey lañ doon ndar képp juróom-ñeenteelu bëccëg bi mbetteel am ca Sheffield dafa daan Arsenal. benn bal ci dara ca Italie moom Tembo lañ fa nemmeeku ci benn jongante ba desoon ci juróom-ñetteelu bëccëg ba Brescia ak Fiorentina ñoom ñoo Tembo kenn dugalul sa morom dara. jërëjëf Abdou Diouf. tour du web ci RFM. Omar Mbow lañ ci àndal. jaa ngeen jëf benn fan rek ginnaaw bu mu ñëwee RFM wax ne Macky Sall ñaari mandat rek la war a def te moom lay def directeur des Sénégalais de l'extérieur Sori Kaba Macky Sall daal dina teggi ndombal tànkam. loole nekk ci xët bu njëkk site yëpp daanaka surtout groupe Futur Média di igfm.sn xibaar ne kii di Amadou François Gaye moo ko wuutu lu mooy Sori Kaba ñaar ñi àndoon ak Macky Sall dàkk nañ leen di xamle métro Dakar Moustapha Ka directeur ak yelleef doomi aadama ak Samba Ndiaye Seck directeur cabinet bu ministre de la justice suñu naataango bi di fàttaliwaat ne ñooñee dañoo demoon ci ab commission des droits de l'homme ba amoon ca Genève ñeel mbirum Karim Wade Sénégal7.com di xamle ne kon képp koo xam ne bëgg nga mucc ci Macky Sall war ngaa noppi wa ilaa njiitu réew mi jëlee la fi nga nekk ci tënk ñetti directeur yi jot a wax ci mbirum ñetteelu mandat Macky Sall dootuñ ko defati mu doon janook taskatu xibaar yi tey ji maire Ndakaaru ba woon jàpp ne réewu Sénégal war naa profito bu baax ci pétrole ak gaz bi fi feeñ.
bi ñu sukkandikoo ci Khalifa Ababacar Sall njiit yi war nañu xoolaat bu baax xalaat yan pexe lañu war a teg ngir ngàccum bile pétrole doon lu yomb te ci ay moyens réew mi lañ koy defee xibaar bi nekk ci igfm.sn ca bët7.com Khalifa Ababacar Sall di xamlewaat ne fàttiwul prisonnier yu mu nekkaloon ca Rebeuss ci ab benn vidéo ci bile site ba léegi Barthélémy Diaz mooy artu askanu Sénégal ngir ñu ubbi seen gët ci ñetteelu mandat bu Macky Sall mbirum BBC Petrotim nekk ci xët bu njëkk Dakar Actu site bi di xamle ne BP Corporation weexal na tàll Aliou Sall ca soleil.sn archevêque bu Ndakaaru Monseigneur Benjamin Ndiaye mooy laaj ndimbal ngir ñu tabaxaat basilique mineure bu nekk ca Popenguine tàggat yaram football xam nañ ñu bokk ci liste bi nga xamante ni ñoom la ñu nominé ngir wuutu Luka Modric mi nga xamante ni moo jëloon ballon d'or bi daaw fanweeri turu joueur yu nekk ci bile liste bokk na ci star sénégalaise bi di Sadio Mané bi nga xam ne daaw moom moo jëloon Ligue des champions bi teg ci boot Sénégal ànd ak moom ba final Coupe d'Afrique liste boobu nag nekk ci situ France Football la ñaareelu fanweerub décembre la ñu xam ki naraw jël ballon d'or atum 2019 tour di web fii la yam di leen jaajëfal. jërëjëf Omar Mbow en classe dañ ci déglu Alaaji Njóogu Jeen. COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. daleen ak jàmm ñuy dox tey gëstu bu ñeel tolluwaayu jàngalekat yi. ñàkk jàngalekat yu doy ñu nemmeeku ko ci gox yu bari ci réew mi lu ci mel ni diwaanu Kédougou foofu donte sax am na ay jàngalekat yu génn Pastef ren yi ñu fa affecté teewul ba léegi jafe-jafe am na Ibrahima Jabaxate professeurs yi génn Pastef te ñu mettre leen à la disposition inspection d'académie bu Kédougou yegg nañu ci seen poste d'affectation yi bi ñu yeggsee fii ci région bu Kédougou syndicalistes yi dalal nañ leen te yëkkati ay kaddu jamale ko ci seeni comportement ci région bi Mamadou Set Sané moo jiite SAEMS fii ci diwaanu Kédougou. dama xam ne Kédougou Sénégal la bokk donc j'ai opté pour ñu ñëw indi ma foo xam ne Sénégal la ma dem foofu sans aucun problème loolu aw ma si titukaay aw ma si dara lu ma si wax parce que maa ko opté jàngale métier la dama ne foo la mu yóbbu ma dem jàngale foofu donc xam naa ne Kédougou si Sénégal la bokk donc loolu c'est d'abord c'est une fierté pour man ñëw découvrir Kédougou xam réalité Dakar rek du Sénégal loolu c'est un bénéfice pour moi. jàkkaarloo ak déficit enseignement bi ñu nemmeeku ci moyen secondaire général bari nañu ay chef d'établissement ñi nga xam ne daal dañu gën a dooleel lettre circulaire numéro 048 98 du 14 octobre 2010 te muy déterminer service hebdomadaire personnel enseignant yi loolu moo waral sax fu mu nekk ni bari nañu ay professeurs ñi nga xam ne jot nañu seen maxima horaire bu tolloo ci 21 heures mbaa 25 heures loolu sax tax na ba syndicalistes yi ñaax ministre éducation nationale pour mu gën a recruter ay personnel enseignant Mamadou Set Sané. franchement enseignants yi nii bëriwuñu fii départ xam nga fii zone de départ la ñu ñëw fii du bëri léegi luy solution bi am na ay jeunes diplômés xaaruñu dara pour ñu jël leen ñu ñëw jàngale ji donc nan lañ jël ñu ñëw jàngale ji fii nii des fois un enseignant xam ne 25 heures lay am 28 heures loolu dafa bëri franchement loolu moom maa ngi koy ñaawlu donc na état recruté am na ay jàngalekat yi ñu formé déjà ñoom xaaruñ dara pour ñu jëlee ñu ñoom liggéey. diwaanu Kolda tam amul jàngalekat yu doy foofu nag bokk na nee nañ li gën a waral jafe-jafe bi moo di ne jàngalekat yu bëri bëgguñu ñu affecté leen ci dëkku kaw yi. reportage Abdoulaye Diallo. Kolda dafa di benn ci diwaan yi xaw a sori Ndakaaru te mu waral ñu bëri ci liggéeykat nguur lu mel ni ay jàngalekat yu ñuy affecté ci bile diwaan du ñuy nangoo ñëw Maimouna Diawo madame Sabali mi nekk surveillante ca lycée bu Bonkonto biir département bu Vélingara moom dafa jàpp ne ñooñu dañoo xamul gox-goxaat yi ci biir réew mi. Parce que tout simplement ils ne connaissent pas la localité. Personnellement si on m'a fait tout de suite à Dakar je vais douter parce que je ne connais pas Dakar. mu am ñenn ñi jàpp ne soriwaay bi ak enclavement bi mooy waral li ni mel la waaye moom madame Sabali di fàttali ne ab liggéeykat nguur mooy tànn fi mu ko soxlaa ci biir réew mi. Si on t'affecte à Fongolimbi tu dois aller à Fongolimbi c'est un agent de l'État tu dois partir là on t'affecte le Sénégal est seul et kii. ministère de l'éducation nationale dafa am ab règlement buy noté ñeenti poñ at bu ne bépp jàngalekat buy jàngale ci dëkku kaw yu diwaanu Kolda moo waral Kolda doon ab diwaan fu jàngalekat yi di amee ay poñ yu bëre ngir dem feneen
at bu ne nombre jàngalekat yi fiy jóge moo ëpp fu jàngalekat yi ñu fiy affecté jeexital bi mooy ñàkkum ay jàngalekat ci biir diwaan bi. ci wàllu nataal bi ñu leen di xamal ak benn jàngalekat bu diwaanu Podor Djidja Thiam ñu koy woowee Ousmane professeur sociologie la ca lycée bu Guédé Chantier moom muy woo naataangoom jàngalekat yi saa suñee ñuy gën a yokk seen xam-xam nataalam ak Mouhamed Nabi Sila. Djidja Thiam ñu gën ma xam si turu Ousmane Thiam dëkk Jëwlin nga Ndar maa ngi jàngale actuellement nii lycée Guédé Chantier ci Podor département Podor. volontaire de l'éducation bi lee door njàngale mi ci 2006 di ñu xamal ci lenn ci jaar-jaaram. octobre 2006 si laa nekk volontaire ñu yóbbu ma dëkk bu ñuy wax Touba Guène jóge fa ñëw nekk école maternelle wu Sànnar Olof def naa fa ñetti at foofu la amee sama CAP jóge fa ñëw école maternelle Jugóob ñu jox ma direction bi def naa fa juróom-ñaari at depuis décembre 2018 ba fi may waxante ak yow maa ngi lycée Guédé Chantier comme chargé de cours. yombul woon ci professeur philosophie bi nekk ci lycée bu Guédé Chantier mu boole liggéey bu mu doon def ak njàng mi ci l'université. autorisation rek na lay may mais autorisation boobu tekkiwul que da nga war a bàyyi sa liggéey dem université déedéet da ngay xool heure yi nga xamante ni sa liggéey may na la ko. jàngale ci l'école kawe yi sax moo gën a yomb ci gis-gisam liggéey ba mu doon def ci préscolaire. ay xale lañu bokk la nag nga fekk ay mag yi nga xamante ni tey jii daanaka tribunal noonu nekk bokkul ñaari approche yi du benn ci petite enfance foofu la pédagogie bi gën a feeñe que fële. moom mu gàlloo muñ ak cawarte ci lépp lu muy def tey ji muy woo naataangoom jàngalekatam yi gën a kawe ci li ñuy jëriñ seen réew. tànk yaa ngi ci àdduna ba keroog nga fiy jógee war nga mën a saa su ne am loo apporter sa réew. Djidja Thiam mile ñu bare di ko woowee Ousmane doon na koo xam ni taxoon na lool ak njabootam mu am benn soxna ak ñaari ban tey xarañteem ci wàllub liggéeyam tax mu nekk modèle ci jàngalekat yu ndaw yu bëgg a def carrière bu ni mel. ñuy gërëm Mouhamed Nabi Sila Abdoulaye Diallo ak Ibrahima Diabakhate mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci en classe di tëj altine bi di ñëw. COSYDEP moo leen doon may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. si bureau bi mooy paludisme makandaw la mën na ga. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu waree defal li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. nawet baa ngi ak li mu àndal. tey jii di altine bonne santé bébé lay doon dañ ci ànd ak Salimata Aw. dalee nag jàmm liir bi bu juddoo mën naa am lii ñuy duppe paralysie plexus brachial ci noonee nag dañ koy daldi yóbbu ca kinési ngir jéem naka la ñuy delloo si waatee loxo bi wante ñu def ndànk ñu bëri dañuy wax massage wante wuute na bu baax madame Bey Ndeye Fatou Ndaw moom mooy majoru service kinésithérapie bu hôpitalu xale yi di Albert Royer. ñun dañuy faral di wax ni dàmp la ñuy def dàmp gaa ci suñu ponk yi ñuy liggéeyee ci la bokk mais nag du loolu kese la ñuy def rééducation nag maanaam dimbali nit ki daal ba mu am maanaam delloowaat yëf yi ca palaasam. waa ca palaasam comme ni koy waxee. rééducation boobu liñ ci nar a def ma nga rek aajewu ci siddit bi laalin wi ban degré la àgg. bu ñu ñëwee fii pour rééducation bi ñun dañ leen di won dañuy def rééducation bi léegi won leen ñoom tamit am na loo xam ne bu ñu demee kër ga dañ koy def xam nga xale mënoo koo wax yëkkati loxo tàllalal kiyal mënoo ko koo wax léegi nag am na noo koy defee par exemple côté bi nga xam ne dara sikku ci dañ koy téye ndax xale moom fu mu toll day yëngatu da ngay téye côté boobu léegi nag ngay mel ni ku koy joxataan di ko kii di ko stimuler léegi loolu boo ko defee xale bi dina jéem a yëngal loxo bi dina ko yëkkati léegi nag loolu nag mooy dem boo koy faral di def léegi won ko parents yi ñu koy def léegi ñooy loolooy tax ba xale bi commencé waat yëkkati loxo bi di ko utiliser. waajur yi nag war nañuy xool bu baax seen doom bu ñu juddoo ndax am na lu leen di metti wala boo laalee fenn ci seen loxo yi dinañ jooy bu ko defee dangay teel a dem ca l'hôpital ba ngir ñu gën koo mën a gaaw a faj madame Bey Ndeye Fatou Ndaw. buñ leen ko laxasee ba jox leen ko
ñu làqarti xale bi xool ba xam amul dara lu ci sikk ndax am na ci ñoo xam ne duñ ko teel a seetlu dañuy dem ba ñibbi seen kër léeg-léeg mu am benn fan léeg-léeg mu am ñaari fan ñuy doog a seetlu ni xale bi kat loxo bii du jóg am na problème. téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi ci paralysie yi lu ci ëpp nañu xëccee xale yi moo koy indi loolee nag buñ ca teelee jokk xale bi mën na delluwaat ca na mu meloon ci bu tollee ci ñetti weer mu nekkoon bonne santé bébé dig daje altine ji ñu dëgmal bu soobee yàlla ngir beneen numéro. si biiru bile mooy paludisme makandaw la mën na ga ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bii xeex si biiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak si biiru. RFM. ganu xibaar yi. gan gi di maître Assane Dioma Ndiaye di njiital Ligue sénégalaise des droits humains mu seq waxtaan ak Seydou Nourou Ba ñu déglu leen. jaajëf Haj Ndata Diop yéen itam jaa ngeen jëf ci ànd ak déglu rajo Futurs Médias jaajëf maître Assane Dioma Ndiaye maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay fay. gis nga ñaari doomu Sénégal yi toogaloon suñu réew foofe ca comité des droits humains foofe nag ñoom gannaaw seen kàddu ñu jàpp ne méngowul ak taxawaayu Sénégal muy kii di directeur cabinet secrétaire d'État bi ñu dénk lii di promotion maanaam jëmmal àq ak yelleefu doomu aadama ak tam bonne gouvernance doon tam chef délégation muy wuyoo Samba Ndiaye Seck ak itam directeur des droits humains dañ leen teggi feeñu ne woon ndax dañoo jàpp ne kàddu ñu fa yëkkati foofe ca Nations Unies méngowul ak taxawaayu Sénégal yow droit de l'homme si nga nees mën a jàngate ne nu mel. waaw mbetteel bu mag et ensuite am ci sax li ñuy wax jaaxle parce que bu fekkee ne ay fonctionnaires ay doomu réew mi ñu ngi ci seen cadre liggéey defuñu benn faute boo xam ne war nañ leen mën a sanctionner nga def leen lu mel nii defe naa yaa ngi indi ay précédents yu grave parce que fi mu ne dañu weesu personnes yi nga xam ne ñoom la mbir mi dal mais dañu war a œuvrer pour li ñuy wax la pérennité de la République la pérennité de l'État du Sénégal te loolu dañ ko war a teg ci ay jéego ay actes yoo xam ne dafay doon ay actes fondateurs mais yu mel ni boo ko indee ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne am na décision bu comité des Nations Unies waxoon ne Sénégal war ngeen a def nangam parce que da ngeen a méngoowul seen jëf ak pacte international bi nga xam ne yéen da ngeen ko signé comité boobu moom mooy veiller parce que pacte bi boo ko signé rek dafa am comité boo xam ne dafay xool ndax say jëf méngoo na ak li pacte bi wax kooku jox la délai ne la jox nañ la nangamu weer pour nga xool nan ngay joyantiwaat sa defin yow booy demaat ci comité boobu doo dem ak loxoy neen ña fay dem aussi duñ dem ak seen xalaatu bopp dañuy dem ak rapport boo xam ne état bi moo ko présenté ak ay partenaire am ak ministère compétent yi nga xam ne ñoom ñoo ko seq moo tax sax boo gisee rapport bi Moustapha ki ñuy tudde Moustapha Ka buy wax danaan comme ni ko rapport bi waxee Sénégal nee na tegagum na jéego nangam jëlagum na décret de grâce. kon ndax mbir mi xawul doy waar parce que ñoom daanaka li ñu jàng yëpp ci rapport bi la nekk kon pourquoi ñu leen fay jëlee. mais loolu moo tax ma ne lii day doon loo xam ne du doy waar loo xam ne mun nañ ko méngale sax ak li ñuy wax injustice wala persécution boo xam ne parce que ki nga xam ne danaan rapport bi du wax ci boppam day yor rapport ñu koy poser ay question ci rapport parce que Sénégal balaa ñu koy poser question day présenter rapport ñu laaj ko yan jumtukaay nga jëlagum pour méngale sa jëfin ak li comité bi waxoon nga ne defagum naa nangam li des nag ci diw la des moo war a ñëw wane ne am na préjudice nangam am na préjudice nangam du Sénégal moo ko koy defal bu révision procès bi Cour suprême am na disposition yu mu prévoir mais fonctionnaire bi wax loolu mais wàccul yoon li mu wax d'abord dafa rappeler état suñu législation ñaareel bi mu wax aussi li nga xam ne Sénégal def na ko te loolu bu ñu ko defee parce que Sénégal mi delluwaat ci comité bi moo nangu woon décision comité bi parce que buñ la nee jox nañ la délai nangam pour nga def nangam boo d'accordul da nga naan comité ba du ma fa taxaw parce que ñoom man dama am souveraineté yow reconnaître ma comité boobu mais munoo def loolu ba pare say ndaw dem toogal leen nga di leen toroxal de cette manière mel ni ñii dañoo demoon duñu tekkiwuñ dara duñu ay hauts fonctionnaires te ñu xam ne ñaari xale yi ay magistrats la yoo xam ne même Moustapha Ka ci procès Hissène Habré bi bokkoon na ci parquet bi am na expérience doonoon directeur des droits humains Samba Ndiaye Seck aussi ñëpp xam nañ ne li mu doon directeur de cabinet doon nañ ñetti yoon xëy na diggante 2000 ak tey ñooñu ay fonctionnaires. kon da nga bëgg wax ne dàq bi moom tegul ci benn yoon. mais mënut a tegu ci yoon parce que même sax bu fekkoon ne dañoo wax loo xam ne xaw na ñu tudde ko xaababal
élégance républicaine mayewul woon ñu def ak ñoom ni ñu def ak ñoom nii. parce que république dafay élégante te say doomu réew aussi waroo leen a briser te xale yu jàng ba egsi fii ak expérience bi ñu am. mais boo defee nii presque atteinte à la dignité humaine la am na loo xam ne même bu fekkee dafa am benn divergence wala cacophonie bu am du ci mbedd mi nga koy régler wala sanction bu mel nii donc ñun en tant que militant des droits de l'homme mais surtout en tant que sénégalais dañ koy ñaawlu te décision bi déjà même ñi bokk ci comité bi ñu ngi téléphoné naan lan moo xew Sénégal lu tax ñu sanctionné nangam est-ce que lañ fa wax donc loolu dafay doon loo xam ne dafay gàkkal suñu réputation encore wane ne xëy na dese nañu ay jéego yu bëri ci mbiru démocratie tey Sénégal. ci sax mbir moomee ñoom sax laata ñuy lii di am ministre affaires étrangères weddi woon na leen ci yooyu les kaddu ndax tey da nga jàpp ne est-ce que ministre affaires étrangères wala justice kan moo war indi ay tontu wala indi ay leeral ci yu mel nii bu amee. waaw xëy na sax côté boobu parce que bu doonee sur le plan diplomatique. ñaari ministères yi dañuy xaw a chevauché. surtout muy question yoo xam ne dafa laal diplomatie. mais laal aussi question juridique xëy na problème bi du foofu ni ma ko waxee rapport yu mel nii dañ koy def de façon synergique ministères yi concerné yëpp sax dañ ciy liggéey ak partenaires Nations Unies yu nekk fi Sénégal ak ONG yi du loo xam ne ñaar ñi ndaw yi wax rek représentants yi ñooy exprimer ay points de vue personnels day boo déggee sax bu ñuy wax danaan niñ leen waxee ci rapport bi Sénégal mu ngi def jéego nangam li des nangam a des ak lii la Sénégal nam ma def donc loolu du lu bees mais liñ mën a comprendre kañ mooy ñu mën a jàpp ne ñii wax ay position personnelle la ñu exprimer loolu ensuite ñu mun leen cee sanctionner mel ni ku def faute professionnelle wala faute déontologique alors que dañu nekkoon ci seen liggéey wax ji ñu wax Sénégal amul woon beneen choix munoo ratifier ay convention ne ku may atte naa la atte ci nangam di nga am droit au recours di nga am présomption d'innocence procureur mooy apporter preuve de la culpabilité ba pare nga bañ a respecté loolu ñu yóbbu ko ci comité boobu nga xam ne mooy saytu ndax yaa ngi wàccoo ak li nga xam ne moom la convention yi wax mu ne la yow wàccoo ak convention yi defaatal procès bi nga jël acte de cette décision ñëw delluwaat ci comité boobu munoo fa wax lu weesu lu xale yi wax xanaa kañ nga bañ a dem daal di ne comité bi reconnaître ma la te loolu Sénégal moo leen envoyé donc tey moo tax foo ko mën di xoolee rek décision bi dafay jaaxal nit ñi te dafay tiital sax ndawu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci ministères yi wala ci yeneen responsabilités yi tey mu ngi mel ni buñ la joxee responsabilité dafa mel ni yow dag nga dafa am buur bu nekk sa kanam te buur boobu dafa am droit de vie ak droit de mort ci yow te loolu def naa état d'esprit boo xam maanaam li ma bëgg ngay def munoo ko da nga fi jógee waaw mais loolu ki nga xam ne dafa jàng état bee ko jàngal jox ko ay moyens ba mu am xam-xam di servir depuis 20 ans wala lu ko ëpp réewam nga tëba tëdd ne ko yow lii nga def nii tey dama la ciy sanctionné mais kooku xam nga dañuy inhiber dañuy li ñuy wax valoriser sax li ñuy wax initiative yi compétence yi te loolu mënoon nag am aspiration à l'émergence am ne yaa ngi dem ci un pays pétrolier fii ak 2020 am yeneen ambition yoo xam ne yaa ngi ko am waa bitim réew di ñëw te créé woo benn espace de liberté espace démocratique indi loo xam ne day indi psychose de la terreur da ngay brimer nit ñi mais loolu c'est-à-dire que il faut ñu taxaw ñu xoolaat suñ bopp seet ne nag pouvoir politique du fin en soi da nga ko jox pour nga jëriñ sa askan léegi nag loolu bu fekkee nag ne da nga inhiber pouvoir boobu daf la inhiber ba nga rër yow finalement njëriñu pouvoir boobu wala njeexitu pouvoir boobu yaa ngi koy bëgg a wàcc moo tax ma jàpp ne erreur bu mag la te xëy na ñi ko def buñ toogaatee ba xoolaat seen nekk seen ngeganaay xoolaat seen xel dinañ xam ne def nañ erreur bu mag keneen tam koo xam ne xëy na ay kàddoom yi mu yëkkati jëm ci constitution bi mu wax ne dañ ko verrouillé ñetteelu mandat mootul am ba waral ñu dàq ko moom tamit di Sori Kaba nekkoon directeur des Sénégalais de l'extérieur loolu tamit ndax xawul doy waar tuuti. mais loolu xëy na sax boo gën a doy waar ci ñaari fànn d'abord day indi li ñuy wax confusion toujours entre état ak parti te defe naa rapport IG boo xam ne fan yi ñu ngi koy génne waxoon na attiré na woon attention président de la République c'est gravité bi nga xam ne mooy am actuellement ba ñu koo xam ne rek yaa ngi ci poste de responsabilité boo defee loo xam ne méngawul ak li parti bi bugg wala boo fa nekkee parti bee tax nga nekk fa ndax tey li mu wax
mënuñu ko reprocher ci liggéeyam en tant que professionnel wala ci direction ba mu yor mais dañu jàpp ne dafa violer xëy na directive bu parti bi wala discipline parti bi ñaareel bi li mu wax daf ko wax en privé dañ ko invité ci émission amul obligation de réserve par rapport à ça la mu wax dafa réitérer loo xam ne kilifa réew bi ak ministre bi nga xam ne moo doon défendre le projet à l'Assemblée nationale constitution bi moo ne woon nul ne peut faire plus de 2 mandats mu ne dañuy verrouiller maanaam nga njëkkoon commencé benn mandat beneen fekk la ci kenn mënut a weesu loolu ba Sénégal yëpp tënku ci loolu mais loolu boo ko waxee da nga réitérer volonté état bi volonté ñi ñuy jiite tey buñ la mënee sanctionné ci loolu nag mooy réew amatul kaddu nation amatul kaddu te waxeet dañ ko bëgg a ériger en dogme te loolu aussi dafa nekk ci valeur dañuy dévaloriser valeurs yi waruñu def culte de ay yoo xam ne tey bu la neexee nga wax li suba nga génn ci tey nag surtout que boo xoolee ci sous-région bi tey ñetteelu mandat mu ngi faat ay doomu aadama mu ngi tas réew yi donc tey ku wax loolu defe naa dañ la war a féliciter par ce courage dañ ko waroon féliciter par courage politique am ak honnêteté am mais tey lii waru ko ci woon fekk ba xëy na dina tax ba sax kenn débat boobu xëy na ku ko waxati wala bu ko wax dañuy wax liberté d'expression dañ koy nulal parce que da nga naan man bu ma yoree yenn responsabilités yi te mu aju nag ci ki nga xam ne mooy nommé bu ma waxee loo xam ne rek neexu ko dina ma jële foofu te du ma fa jële ci kaw man ma ñàkk bañ a sàmmonte ak sama liggéey mais daf may jële rek parce que wax naa loo xam ne neexu ko te loolu xam nga ne doonatul démocratie xëy na monarchie wala dictature la gën a jege. Vous faites bien d'écouter la radio que vous avez choisi, la RFM. Mesdames, Messieurs, merci, il est 22h, voici le journal.